أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi seetaan di ñu déglu ci Shabiba TV delsi nañ tey di dajeeg yéen ci émission bi gis-gis ak beneen gis-gis indiwaat nag beneen gan gu bees boo xam ni yaakaar naa ni télévision sénégalais yi xam nañ ko média sénégalais xam nañ ko muy Cheikh Makhtar Kébé Cheikh Makhtar Kébé doomu Sénégal la boo xam ne nii présence am ci Sénégal kenn weranteetu ko am na ay jaar-jaar yoo xam ne doy nañu woon ni benn rek ni mooy président RIS rassemblement islamique bu Sénégal mooy président bi bu dul looloot am na yeneen jaar-jaar yoo xam ni yu rëy la ci réew mi conférencier bu mag tey moom la ñu invité fii ci suñu plateau léegi nag li ñuy waxtaan ak tey mu ak moom actualité la ñuy dugg actualité yi ñuy waxtaanee mooy Sénégal ñëpp xam nañ ni réew la boo xam ne nii bu démocratique la ñëpp am seen liberté mbaa boog loolu lañ yaakaar moo fi ne réew diine la tamit ñëpp am diine ku nekkul jullit tamit yaa ngi ci christianisme muy diine ba tey rek mooy parce que peuple bi yëpp loolu la diine réew nag bu ñu réewu diine la am na ay normes yu ñu leen tëralal ñu war ci jaar maa ngi ko dégg keroog muy waxtaan ak beneen émission ci beneen télévision di wax ni fonction yi nga xam ne moom la islam andi nit ñi nañ ko xam te dund loolu waaw may laaj ndax ginnaaw bu nuyoo ba pare mu nuyoo da nga ko bàyyi mu nuyoo ba pare ñu doog a dugg moom ci question yi sëñ Moussa Makhtar salaam bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasir wa baad asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ahmad maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yu nuyu seetaan ci émission bi am solo bi di gis-gis ci télévision Shabiba TV di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ba nga xam ne li ñu fiy wax dana am njëriñ kër gi aussi yàlla suqali ko ba nga xam ne kàddoom dana yaatu ba yegg fépp foo xam ne fii ay moromam yegg nañ fa. waaw Cheikh Makhtar Sénégal xam nañ ko nee naa la réew diine la ñun ñëpp xam nañ ko diine dafa am nu mu tëddee am lu mu santaane am lu mu maye am lu mu tere jullit bi sañul yàlla ni ko lii la mu ne du lool lii la leneen la am na ñu ngi koy def sax waaw waaye est-ce que boobu bu ñu ko defee noonu mooy du mooy yàlla gu mag gu leer bu ko nekkee lan mooy solution ndax gis nañ ni yan saa yi li yàlla tëral ci alxuraan kenn dund ko fii ci Sénégal xëy na am na lu ko justifié ndax dañ naan réew mi réewu laïcité la waaye loolu ko justifié mbaa du ñu indil ay bàkkaar ëllëg yawmal xiyaama. waaw li wóor mooy jullit moom dundam ci lislaam li mu tekki duggam ci lislaam li mu tekki mooy jël na léppam jox ko yàlla mooy lu ñu tuddee islaamul wajhi lillah qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin mooy jullit amul espace ci dundam boo xam ne bii am na ku ko sañ a contrôler ku dul boroomam léppam li muy def bi mu xëyee ba bi muy dajak boroomam lu fi ne rek boroom bi moo koy war a wax ne defal lii mu def ca lu tollook kàttanam bàyyi lii mu bàyyi lépp bu ko bàyyiwul yëg ne gàttanlu na mu tuub jéggalu boroomam donc li xew mooy ñun dañu am li ñuy tuddee al inchitar mooy xaajaloo gi nga xam ne moom la ñu xaaj suñu dund jël lii jox ko diine ji mu di ko contrôler jël lii bàyyi ko xelum doomu aadama mu koy tëral loolu comme ni nga ko waxee am na lu ko mun a expliquer mais loolu du ko justifier am na jaar-jaar bu suñu réew jaar boo xam ne bi tax na beneen culture ak beneen gisuñu doxalu àdduna
bu fi dugg ba nga xam ne léegi accaparé na jël na téye na espace bi nga xam ne mooy espace institutionnel bi, téye na espace politique bi, téye na aussi mën nga wax ne lu bare bare ci espace bu économie, ba tax na foofu jullit bi bu fay jëf dafay mel ni borom bi du ko fa digal du ko fa tere, te foofu yépp fu mu mën a doon borom bee ko fay dugal moo ko fay tere. fi jullit bi dese mooy fi nga xam ne fi lay defee li ñu tuddee jaamu yàlla maxda bi nga xam ne mooy sha'air yi, foofu sax léegi xëccoo nañu kook moom. bu fa demee du sax borom bi rek moo fay wax, mais ñeneen am nañ fa kàddu. loolu nag mënul jur jàmm ci jullit, moo tax jullit ñu sant ko bu nekkee ci situation boobu mu xeex ba nga xam ne dana génne ci situation boobu dellu ci situation bu normal. loolu mooy mission yonente wa nuridu an namunna ala allazina tutufu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin ci suratul qasas. loolu bi koy yàlla di wax yonente bi booba ñoo nga màkk ñu dominer leen, mu koy woon qissa yonte yàlla Muusa ci suratul qisas di ko xamal ne jullit ñu ñoo ngi ci situation boo xam ne bii du bu normal, dañu leen feggal, mais sa mission ak sa liggéey bu jeexee mooy dañu war a yegg foo xam ne fii léegi ñoom ñoo yor kilifteef. liggéey boobu la liggéey ñaar fukki at ak ñetteel ba mu yegg si al yawma ya'isa alladina kafaru min dinikum fala taxshawhum waxshawni. donc tey jii yéefar yi mënalatuñu leen dara, nit mën na jaamu yàlla gu mat. moo tax gis nga bu ñuy jàng aay yi dañu koy séparé al yawma akmaltu lakum dinakum. loolu ba ñu ko laa wax la ñu wax mooy al yawma ya'isa alladina kafaru min dinikum, c'est-à-dire nekk ngeen ci espace boo xam ne bii diine ju mat mën nañ ko fi dund léegi. bu ko defee léegi nag al yawma akmaltu lakum dinakum, parce que diine ñaar la, liy jóge ci borom bi di wàcce ak li nit ñiy jëf ci espace bi. ñaar yooyu yëpp ci jamono yonente bi matandoon na. léegi nag noo ngi fekk diine ju mat ci texte yi, waaye nekkuñu fekk diine ju mag ci espace bi, parce que espace bi am na ñu ko occupé ci yenn pàcc yi. donc jullit bi liggéeyam mooy nan lay def ba espace yooyu mu libéré ko benn par benn di ko delloowaat ci boromam. waaw léegi man li ma jaaxal rek lan kañ lay mat, kañ lay jot. Senghor nekkee di ab chrétien daan na dem bu si julli Iid ak Tabaski bu daan dem ci jumaa ja, mais bu ñëwee day toog tranquillement ba affaire bi tas mu ndokkeel jullit yi ñibbiyaat palem. barki démb bu àjjuma bi passé président boo xam ne jullit la doomu ay jullit di ubbi benn jumaa fii, sabar yaag tama yaag ndëndee ci buntu jumaa ja. loolu dellu ginnaaw bu mel noonu lan moo ko mën a justifier ak lan mooy rôle imam yi, surtout yow en tant que imam wala bokk jege imam yi, lan mooy justifier loolu ñu bàyyi ko te ndax wax ji sax dañu déggul mu bari ci lu dul presse bi ñoo ci wax, waaye imam yeeg ñi nga xam ne loolu ñoo la waroon naqari dégguma leen te déggoon nañ leen ci bi Idriss Seck waxee Makka ak Bakka, déggoon nañ leen bi Sidiki Kaba demee ca miiru lamentation bi nekk fële ca Quds nga xam ne yooyu yëpp du woon du jullit war a def ñaar yooyu yëpp, waaye bii tamit yaakaar naa du lu jullit war a def te ki ko def tey bii yoon président de la république lañ koy wax. waaw xam nga loolu mooy contradiction bi nekk ci dundu jullit ñi, mooy jaamu yàlla goo xam ne gi gu sell la yombatul ñu def ko, parce que toujours am na ay considération yu leen tënk. wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan mooy qaida bi, mooy règle bi, mooy jàkk bu nu fa xësee dugg yàlla rek ko moom. lu normal loo xam ne li l'islam nangu na ko rek lañ fa war a def. moo tax même yonent bi ci xorma bi jàkk am dafay wax ne même boo fay dem di julli ji boo yégee ne sax imam tàmbali na bul gaawantu bul daw, àndal ak sa xorma nga dem ba yegg. bu ñu demee ba yegg ci biir même jullit ñu bu amee lu ñu réer la sax bëgg ko nemmeeku bu ñu ko waxee foofu, c'est-à-dire am na statut bu particulier boo xam ne bi jox nañ ko, boo xam ne bi li ko ëmb moo di alxurmatu. dañ ko war a ormal, dañu ko war a jox dignitéem. lépp loo xam ne lii borom bi du bëgg ko kenn waru ko fa def, parce que lii defar nit foofu lañ ko yaakaare.
donc war nañu créer condition yoo xam ne ku fa ñëw yëg sa borom nga xam ne li nga tilim la woon ci biti boo yëgsee foofu di nga ko fóotu mais bu fekkee ne la nga doon def ci biti yow boo ñëwee moom nga fay andiwaat alors bu boobaa ñoo ngi ci situation bu difficile. loolu li ko waral bokk na ci jàkke yi imam yi amatuñ ci sañ-sañ amatuñ fa autorité. imam al-Ghazali ci al ihya day wax ne baatul islam yi tooñ nañ leen tooñ bu metti dañu wàññi seen gëdd waaye nee na baat yi ñu wàññi seen gëdd bi ci gën a rëy mooy baatu imam wala ci la bokk ci baat yi nga xam ne dañu wàññi seen gëdd mooy imam ñoom liñ ci jiitu mooy ki wax allahu akbar asalaamaaleykum mais amul autorité ci jàkke yi donc ba tax na lu neex ñi fa ne mën nañ ko fa def donc loolu xew lu ñaaw la ci xorma jàkk lu ñaaw la ci jullit ñi lu ñaaw la sax ci l'islam bi fi mu jaar ci réew mi nga xam ne ak loo mën a wax même nit ñi bu ñu nekkaan sax ci lu leen neex bu ñu yegsee ci jàkke yi wala ñu yegsee ci palaasu diine yi sax am orma bu ñu forcer seen bopp ba jóge foofu léegi nag bu fekkee ne nag autorité bi gën a rëy ci prétexte mu ñëw fi ci la ñu xottee orma bi alors loolu day nekk li gën a rëy parce que mënoon nañu prévoir protocole boo xam ne bi imam yi dañ ciy imprimer seen dignité mais li ci gën a metti mooy li nga wax indignation bi wane ne loolu ànduñ ci alors baat bi dafoo yof barka démb wala démb dégg naa Ligue des imams yëkkati seen kàddu ñaaw lu mel ni noonu ñaan bu nuy defaat inauguration bi nga xam ne moom la ñuy def ci jàkk ji ñëw ñu bañ a def lu mel noonu loolu xëy na ñu jëlal leen ngànt ngir loolu mais jàpp naa ne seen kàddu war na gën a jëm ci kaw ci loolu seen autorité aussi war nañ ko wane bu ko defee espace yooyu nga xam ne borom bee ko moom imam yi wane fa seen sañ-sañ wane fa seen dogal loolu day wane rek situation bi nga xam ne jullit ñi moom la ñu ne nga xam ne l'islam bi dafa mel ni loxo yu am dëgg autorité yoruñ ko jàkk yi aussi ilimaan yi imprimé fa seen autorité des na bu ko defee lenn li aussi mooy lépp dañu ko politiser léegi ci réew mi xam nga président de la république def na lu baax ci jàppale ay jullit ba ñu defar jàkk mais du lu extraordinaire lu jullit ñu moom la ci seeni impôt ci seen alal ñu delloo leen ko comme ni ñuy defale ñeneen ci li leen yitteel ce qui est sûr mooy gëw ma ne bi mu participer ci li nga xam ne moo defar cathédrale beeg la ca aju nga xam ne ak jàppale la gëw ma ne bu fekkoon ne ci espace boobu la ñuy defe ji inauguration danañ fa dugg ak folklore mais parce que jullit ñi dañ leen yàpp bu ñuy gàmmu ñu wëlbati seen turbine def ko turbine politique bu nu amee sax seen dëju kilifa ñu wëlbati ko def ko turbine politique te dara mosu leen ci fekk alors loolu day continuer donc jullit yi ñoo war a dellu gannaaw seen kilifteef dellu gannaaw bu ñu amee événement ñu xam ne événement l'islam la ñu ciy wax loo xam ne lii nit ñi danañ leen ci naw di fa feeñun boo xam ne bii ku leen ci gis yokk seen xorma yokk seen waaw kon li ñuy wax naan kilifa diine yi ak kilifa aada yi dafa mel ni kilifa aada yi rek ñoo am ndax kilifa diine yi ñoom ci seen dañ leen agressé seen terrain fekk leen fa def loo leen lu seen diine di tere te duñ ci mën dara duñ ci wax dara waaye ma yaakaar ni esplanade bi ñu def ca Tivaouane bañ koy inauguré Macky Sall ñi ma foon yóbbu tama ñi ma foon yóbbu sabar yaakaaruma tamit ni Masaalikul Jinaan buñ koy julli dana fay yóbbu tama dana fa yóbbu wala sabar ñemewu ko donte gis nañ ko mu sol daalam ci jumaay Tuubaa du ca biir jumaa ja mais ci cour ba kon est-ce que du islam bi nga xam ne ñëpp ko bokk moom lañ yëpp waaye islamu confrérie yi moom jox nañ ko tuuti respect. waaw c'est-à-dire mooy fu amul kilifteef rek am na jàkk yu am kilifteef yoo xam ne yi kenn du fa def loolu mais fu amul kilifteef nit ñi fowe ko nit ñi li nga xam ne fonk nañ ko ak loo mën a wax ñu ngi fay doxal seen kilifteef nga ànd ci ak ñoom nga bañ ci ànd ak ñoom ñoo ngi fay doxal seen kilifteef di ko sàmm tëral fa seeni norme tëral fa seen protocole mais yi nga xam ne moom kilifteef gi dafa yemamaay mooy comme ni nga ko waxee place yi nga xam ne jullit ñee ko bokk te pourtant dafa war a am kilifteef parce que innama ju'ila al imaamu li yutamma bihi
imam yonent bi dañu ko def ngir mu exercer autorité ci espace bi nga xam ne moom la yilif bu fekkee ne moom jëlul autorité ci espace boobu waa quartier bi joxuñ ko fa alors defe naa ne faiblesse yi ci ñoom la bu ko defee nag fépp foo xam ne fii amul autorité rek boo deful ndànk keneen dana fa dugal loo xam ne lii mën na la naqari te fekk na yaa ko sàmmul sàmm bi nga xam ne mooy bi la war kullukum ra'in googu wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi boobu da nga koy dugal ci lépp mooy fépp foo xam ne fii sa sañ-sañ moo fa ne boo fa exercer wul sa sañ-sañ doo xam la fay dox lan lay doon te bokk na ci ngaañ yu metti yi ñu gaañ ni mooy nu am kilifteefu aada am kilifteefu diine fekk na kilifteefu diine genn la kilifteef genn la al-Mawardi fil ahkam sultaane bi muy firi lan moo di al imam def na al imamatu xilaafatun an saahibi shari fi xiraasati diini wa siyaasati dunia biha nee na kilifteef al imama bi ñuy wax kilifteef nee na mooy nga toogal fi borom sharia bi di ko wottul diineem wattu googu nga koy wottul diineem nag nga ciy doxale adduna bi mais bu fekkee ne sañ-sañ yu mag yépp kiy doxal adduna bi moo ko yor yow ñu bàyyi la ak ay espace yu tuuti alors bu boobaa sa doole day néew donc ñun liggéey bi ñu war a def mooy ñu renforcer autorité l'islam bi ci espace yi c'est-à-dire boo renforcer autorité l'islam bi renforcer nga autorité imam bi boo renforcer autorité imam bi renforcer nga autorité communauté jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci gox boobu bu ko defee seen wax day am orma seen wax day am poids ñu fi bokkal nekk ci réew mi ñoom ñu nekk ci diine ji nekk di ci xeeñtu liñ ciy xeeñtu jàpp naa ne léeg-léeg seen kàddu la ñuy gën a jox gëdd que kàddu communauté bi nga xam ne mooy majorité ci façon bu yaatu li ko waral mooy kàddu boobu autorité moo ko lal ak lii nga xam ne mooy responsabilité mais fii sunu kàddu autorité ba dafa woyof responsabilité bu aussi léeg-léeg du yegg fu mu war a yegg donc loolu jàpp naa ne moo jara corriger ba nga xam ne l'islam bi li mu représenté ci poids li mu représenté ci jaar-jaaru démb li mu représenté aussi ci njariñ ci réew mi alors loolu dana feeñ ci bu ñuy jëflanteeg moom. waaw ñun ñuy réew woo xam ni Sénégal xam nañ xamuñu ku tooñ ku fayu lañ xam maanaam bu la nit tooñee yenn saa yi du garaaw waaye boo fayoo rek ñu la yow li nga def baaxul état buy def lii maanaam diine majorité ñu jàppe ko fowukaay comme tey bu ñu ñëwoon chef de quartier bi respecté wu loi réew mi chef de quartier boobu est-ce que man mi dëkk ci quartier bi loi bu mu ma tegal danaa ko respecté war naa ko respecté su ma neexee du ma ko respecté parce que moom réew mi ko fi teg respecté wu loi am yàlla nag moo ëpp loi moo ëpp réew yàlla teg na ay loi ñu gis état bi respecté wu ko kon état boobu est-ce que génn ci ay loi am toor la. waaw xam nga duñu mën a woote que ni nañu génnee ci loi état bi parce que bu ñu génnee ci loi état bi li fiy tegu mooy li ñu tudde anarchie te anarchie bu kenn du xam fu mu jëm mooy day créer situation boo xam ne bii nekkut ci loxo même situation boo xam ne bii jaaduwul sax te mu nekk ci loxo moo tax ne donc dañuy bàyyi xel ci loi yi fi ne wax ne du yi fi war a ne mais à partir de ci loi yooyu ci tëralin boobu ci cadre de référence boobu ñu fexe ba li ñu ci bëgg a wëlbati ñu mën ko wëlbati te c'est possible parce que liy dox ci réew du dara lu mooy li ñu tudde ñun ay rapport de force moom la alquran di wax ne almudafaa walaw la dafullahi nnaasa baaduhum bi baadin la hudimat sawaamiu wa biyaun wa salawaatum wa masajidu yuzkaru smullahi kasira nee na bu amul ñoo xam ne ñi am nañu fayda sàmm li ñu moom di ko jaamoo yàlla am ñoo xam ne ñi am nañu xel mu dal ngir foowe leen donc nit bu bëggee foowe li nga yor yow yaay créer condition wu taxawaay yoo xam ne yi di nga wane ci sa taxawaay ak sa riposte bi ngay def lu tax bu ëllëgee du ñemeñ a def lu jege loolu wala lu mel noonu mais bu fekkee ne bu ko defee mu jur jàmm bu ëllëgee bul xalaat lan lay defaat
moo tax wax ji loolu mooy importance bi ak taxawaay bi. importance bi mooy lan mooy lii de bett nanu musuñu xalaat ne nit ñi mën nañu yëg si fii ak jàkk léegi loolu bu mu fi amati na dakk tey bu ko defee bu ëllëgee kuy jëflanteeg jullit ñi di nga xam nan ngay jëflanteeg ñoom. mais bu fekkee ne da nga jëflanteeg ñoom xotti seen xorma jàkk manquel respect seen diine alors kenn ku ci ne toog di xaar. te bu fekkoon na yow ci sa kilifteefu li nga moomal sa bopp ci diine ji ci la loolu xewe nga wax ju diis bu boobaa day yomb ñu respecté ko. mais ñun bëggunu nit ñi génn ci doxalin bi nga xam ne moo fi xew ci doxalin génn boo xam ne bi nosewul. génn bi na nosewu, riposte bi na nosewu, lépp na nekk ci biir cadre bu légal, parce que bu ñu génnee ci légalité rek ñoo ngi dugg ci anarchie, te anarchie kenn xamul lu mu mën a jur ëllëg. waaw politiciens yi dañuy gis ñoom dañuy wax ni seen parti la ñuy jëfee, seen parti lañ jiital ci état bi. diine ji tamit kër diine yi seen tarixa yi lañ jiital ci diine ji, maanaam buñ laalee Touba murid yi daañu wax, buñ laalee Tiwaawan Tijaan yi daañu wax, buñ laalee kër yu bari da nga leen dégg ñu wax bu baax. waaye buñ laalee diine ji nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk, kenn ku ne day taxaw di xaar sa morom. loolu tamit est-ce que du ñoom ñoo teg seen bopp li leen di dal? waaw c'est que xam nga ñun dañuy wax ne jullit intimement bi, c'est-à-dire fi nga aj sa bopp dafa war a doon fi gën a dëgër. bu ko defee aju yeneen yi ci des door a ñëw tegu ci. mooy ñun fan la ñu aj suñu bopp mooy ci lislaam bi, mooy ci umma bi. gis nga léegi fi mu ne li ngay wax ni gën na profond loolu. bu fekkoon ne benn jullit dafa nekk ci Mauritanie am lu ko dal, kenn du sentir ne sa moroomu jullit moo am lu ko dal, dañuy wax am Mauritanien. bu fekkoon ne sa mbokku jullit ci Gambie dafa am lu ko dal, kenn du wax ne sa mbokku jullit dafa am lu ko dal, da nga naan ab Gambien. loolu lan moo ko waral mooy intimement bi, c'est-à-dire fi nga féete, fi nga aj sa bopp mooy l'islam bi. aj boobu moo woyof ba nga xam ne yëgutoo sa mbokku jullit, yëgutoo sa fiiraange ci l'islam. léegi aj bi dëgër mooy bi nga xam ne mooy kër gi la waroon jàngal l'islam, kër googu daf la doon jàngal sa l'islam, mais léegi mujj nga tëj sa bopp ci kër googu ba nga xam ne dafay woyof. te Seydil Hadji Malick dafa am benn wax bu neex bu mu wax bi muy wax naan alxulfu fi turuq wal mazahib ixtilaafu aswaaqin wa masharib. nee na ki nekk ci tariqa bi, ki nekk ci mazhab bi, loolu warul tax nit ñi fàtte seen bokk gi ñu bokk ci l'islam ñoom ñépp. mu ne loolu ak waroon rek ci personnalité ak yëg-yëg. am na koo xam ne kii personnalité mu nekk ci tarixa bi moo ko gën a nàndal, am na koo xam ne kii yëg-yëgam mu nekk ci biir moo ko gën a nàngal, am na koo xam ne kii yëg-yëgam gis na sax mën na dundal l'islam moom te laajul yooyu yëpp. bu ko defee léegi nag intimement boobu moom la ñu war a arroser ci nit ki ba mu fees ci xolam ba nga xam ne l'islam bi moo ci jiitu. bu ko defee loo ci dugalati du ko jiital ci l'islam bi, mais bu fekkee ne ca bunte bële la ñu ko jaaral te yeggul ci biir ba dund ko dund bu fees, loolu day tax fiiraange gi ci fële lay gën a méttee que ci l'islam bi. donc priorité la. nan la ñuy fexee ba priorité yi ñu dellu si. dafa am benn at may laaj benn xale, mu ne ko l'islam bi kan mooy personnalité bi ci gën a rëy? mu tontu ma ni ma yonent bi. xam nga tontu boobu jub na, mais ma ne ko waaw yonent bi mooy kan? mu ne ma yonent bi mooy sëñ diw. parce que effectivement ci yar bi ñu ko yar, personnalité bi gën a rëy ci l'islam bi mooy sëriñ diw moomu. te moom comprendre na ci formation de base que ni l'islam bi yonent bi ci gën a rëy, mais yonent bi sëriñ diw moomu moo koy incarné. bu ko defee léegi yëg-yëg ba ci yonent bi bokk andilee mën na woyof, mais yëg-yëg bi ci sëriñ diw boobu day rëy ci moom parce que sëriñ diw boobu mooy yonent bi. loolu moo waral
lii nga xam ne ci situation bi nga nekk nii nga xam ne l'islam bi ñëpp bokk dafa mujj nekk jirim waaw bu nekkul ci benn loxo. pourtant Seydi El Hadji Omar waxoon na ko bu yàgg ci xasidaam ba nee na ku fi faatu rek am na ku la jooyal ba mu des l'islam bi. nee na l'islam bi rek moom la ñuy yàqal, ki ko yàqal dem dara du ko ci fekk waaw. waaw léegi kon ñoo ngi bëgg a jeexal émission bi damay laaj bi question surtout mooy bu mujj bi wala avant dernière question comme ñoo ngi toll ci tànn njiitu réew te ñoo ngi am lu ñu naqari ci suñ diine nan lañ war a solutionner loolu ci pendant élection yi di ñëw nan lañ fexee ba mën a exploiter élection yi ci indi solution ci yooyu ñuy teg ci diine ji ndax dañuy signanteeg ñoom ay mémorandum wala dañuy tànn ki ñu yaakaar ne moo gën a woyof lor wala dañuy sanctionné koo xam ne mooy def yu mel noonu lan la ciy wax laat. li am solo daal mooy jullit ñi dafa war a bokk ci seen plateforme la ci jiitu ci priorité ci seeni plateforme mooy l'islam bi ki nga xam ne moo war a toog ci réew mi ban bët la koy xoole ak ban daya la ko jox ak lan la ko waajal. maa ngi jàng ci fan yi ñu ne présence chrétienne ñoo ngi defar benn mémorandum boo xam ne bi lu ñu ci bëgg mooy ku fi di candidat rek bu ñëwee ñu gaaral la ko nga wax ci sa gis-gis. ce qui est sûr mooy gisuma mémorandum bi lu ci ne mais seeni question yi nga xam ne moo leen di intéressé ñoom en tant que ab jàngu loolu danañ ci bàyyi xel xawma lu ci ne mais ce qui est sûr mooy loolu dinañ ci bàyyi xel. donc jullit ñi jàpp naa ne bokk na ci priorité yi gën a rëy mooy ku fi toog ëllëg ban relation lay am ak diine ji ak ban orma la koy jox bu ko defee ci base boobu ci la ñuy jëflanteeg yow ci jàppale yi ci des mooy yi nga xam ne ku fi toog dana ko def du loolu mooy doxal mooy développer réew mi ku foog ne réew mi li koy développer mooy ay infrastructure yu ñuy def ku foog ne réew mi li koy defar mooy ay projet économique mooy da ngay nax sa bopp xamuloo li ngay wax. réew mi li koy defar mooy sénégalais boo xam ne bii tabaxaat nañ ko tabax bu bees relation boo xam ne bii day am ak ñun suñu histoire relation boo xam ne daf ñuy dellu suñu personnalité loolu l'islam bi daf ciy jouer lu rëy moo tax réew mi mu ne su ko développé te fekk l'islam bi joxuñu ko gëddëm bu ko defee koo xam ne kii xalaat nañ ne loolu mën nga ci jouer lu rëy jàpp naa ne foofu la suñu doole war a jëm képp koo xam ne ki itam da nga koy sofantal di ko sàllalu di ci def lu la neex jullit ñi xam ne kooku mënul nekk seen xarit mënul. voilà chinois yi bañ tabaxee seen miir bu mag boobu ñu defaroon pour bu leen kenn terrorisé jaar fa di leen rey ci xeex ak yu mel noonu wutal ko benn bu teg fa gardien dañoo xool ci at yu tuuti rek ñu seet gis ni ñu bari dugg nañ fa def fa loolu ñu doon bañ ñu xoolaat jàngaat fan la jaar ñun ñu ndekete miir bi dafa am bunt am gardien bi la ñuy neexal mu ubbil leen bunt bi ñu dugg. ñoom bañ toogee dañoo xalaat ni kon ñu ndekete dañoo tabax miir bi te tabaxuñu nit ki loolu mooy li nga doon wax nii léegi Sénégal jullit ñu bari dañuy dund loo xam ne nii seen diine nangu ko te amuñ ci chaîne maanaam dara du leen naqari damay dégg benn waaye mu ni ma banque yi am Sénégal yëpp banque riba la ma ne ko pourtant day ñaari kër yi gën a mag Touba ak Tivaouane bu leen neexoon ñu indi solution ñoom ñaam mën nañoo ànd rek tabax benn banque boo xam ni su banque centrale Sénégal bu ci toppul rek daanu ndax ñoom ñoo yor réew mi capitaliste yi nekk ci réew mi yëpp seen i taalibe lañ buñ àndoon rek def benn banque bu amul riba état bi dañ ciy topp par force wala mu way kon dafa mel ne yëguñu ko wala gêné wu leen bu fekkee yëguñu ko garaaw na mais bu dee si gêné wu leen yëg nañ ko waaye gêné wu leen moo gën a garaaw aussi loolu daal mooy sama question mu mujj après nañu tàggoon. la waa ji waxoon ne ñun suñu tata ji mooy suñu miir bi suñu kiiraay li ko daaneel dafa fënax ci biiram c'est-à-dire du noon bi moo nu agressé mais ñun li nu jot ci suñu biir la nu jote xam nga réew moo xam ne bii toog nañu fi siècle ak genn wàll ay maamam di ko doxal te ngirte li nu koy doxal lépp ci lislaam la réew moomu bu ñu ko gañee ci doole ba feggal l'islam bi ci l'espace public ci doxalinu économie ci doxalinu politique bu moomee boppam war na dellu ci référence u démbam parce que du démb ju yàgg 1776
ba 1850 et quelque loolu du démb ju yàgg te booba ñoo ngi fi réew mi ay magi daara di ko doxal ci gis-gisu l'islam donc léegi li ñu waroon def mooy bu nu moomee suñu bopp ñu réconcilier suñu histoire ak loolu mais malheureusement mooy ñi amee ndono boobu ñoo am difficulté ci comprendre l'islam bi ak mission ñoo am difficulté ci mobiliser ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen gannaaw ngir ñu taxawal l'islam bi xeexal ko ci jumtuwaay yi nga xam ne ñoo nekk ci seen loxo te jumtuwaay yu bari la parce que koo xam ne kii boo ne sénégalais yi jóg leen ñu jóg jox leen ma seen alal ñu jox la lu tolloog lu ñu man boo yootee sa loxo foo ko bëgg mu yegg fa kooku bu fekkee ne dañu nasaxal sa diine bee nga mujjee léegi yow sa lépp dépendre ci institution yi nga xam ne amul kenn ku ci bàyyi sa diine alors kooku liggéey la boo xam ne bi responsabilité lu ci gën a rëy ci ñun la dellu parce que amul kenn ku mën a jox l'islam place am lu dul ñi ci jàng ñi ci yar seen bopp ñi nga xam ne ñoo am dono li ñeneen ñi nga xam ne naanu tugal lañu naan alors ñooñu bu ñuy toog la ñuy def mooy delloonu ci gis-gisu tugal ak ni mu gisee àdduna. la nga wax noonu lay dëggal ni Sénégal bu ñu bëggoon tabax lu toll ne mosquée Massalikul Jinaan état bi il faut mu dem FMI il faut mu dem banque mondiale pour wuti financement lii tabax nañ ko te xaalis murid yi rek ñoo ko tabax ñi ngi commencé benn université boo xam ne 30 et quelques milliards la te xaalis murid yi rek ñoo ko nar a tabax aussi. te buñ cay jox seen xaalis dañ ciy sawar. dañuy sarxu sax pour def ci seen xaalis. mais état bi loolu tëggoo. mais terewul sëriñ si di daw ci ginnaaw état bi pour mu may leen oto pour mu may leen kër pour mu yóbbu leen ñu faju ji waa France wala lii loolu laa ni ndax topp ci koo xam ne li nga koy laaj yàq ëppale la wala lan la. waaw mooy xam nga boo dajul sa bopp mën nga gis kenn mu fàbbi la c'est-à-dire boo xamul yow li nga yor mën nga gis kenn mu fàbbi la fekk na yow li nga yor moom yorul lu ñu toll. parce que lépp loo xam ne lii yaa ngi koy wuti ci keneen rek daanaka loolu dafa dajaloo ci yow ba pare te kooku la mu lay jox yaa ko moom mënoon nga fa toog sax di ko joxe parce que alalu réew mi la sénégalais yi ñoo ko liggéey ab sénégalais moo fay toog yow am nga ci possibilité ci yow ak ci sa njaboot lu la may nga toog fa wala sa njaboot toog fa waaye fexe nanu ba nax ñu Christian Colomb dafa am téere bu rëy bu mu tuddee le marabout et le prince c'est-à-dire système bi dañu ko doxale ci façon boo xam ne bi ñaar ñoo ko séddoo kii dox politique ak ki nga xam ne bi dañ ko tuddee kilifa diine bu ko defee kii di musal kii di ko génn ca la mu ne mu koy renforcer kii nekk ca la mu ne di gën a sori diine ji. jërëjëf Cheikh Mokhtar ñu ngi lay gërëm di gërëm mbokk yi ñu doon yi seetaan di gërëm mbokk yi ci technique bi aussi sëñ Modou Kara ak sëñ mbokk mi Fall ak Momar Presper ak seen mbokk Mbeng ñu ngi leen di gërëm di jox rendez-vous beneen samedi di wax ni Serigne Mokhtar daañu ko fi delloo si encore incha allah soxlayaat nañ ko te am na disponibilité incha allah daañu ko fi indiwaat ci yeneen thème tey heure bi xat na loolu lañ ci mën a jàllale waaye ñoo ngi koy gërëm di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah